asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu suñu mbokku internet yi suñu mbokku téléspectateur yu TMS TV ñu ngi amati mbégte di leen ziar ci télé bi nga xam ni moo feeñal lépp lu nëbbu ak seen émission Petit Matin xanaa di ziar kii di Alaaji Thierno Moule Sow nga xam ni mooy l'empereur di le bourreau des dëmm di le xalif des xalif di le roi des rois di l'empereur di le maréchal di le roi médecine traditionnelle du monde the king of the all of the king di Alaaji Thierno Moule Sow ñu ngi koy ziar di ko jox wàccuwaayam di ziar madame Sow la reine di ziar prince Moule di ko ñaanal mu dem ba sut ay waajuram di ziar soxna ajaratu Mariama Camara suñu yaay ju baax jooju di ziar suñu goro bu baax gi di soxna Umu di ziar bépp fans boo xam ne yaa ngi ci àdduna di suivre la TMS TV di ñu bàyyi xel ñi ngi am mbégte tey di ñëw ak seen émission Petit Matin di nekk émission bi nga xam ni saa su ne rek dañ leen koy indil di dab seen bànneex tey nag ma indi thème boo xam ni thème d'actualité la muy wàllum violence jëm ci wàllum milieu politique bu ñu ko waxee nag gis ngeen fan yi coow la juddu ca Ziguinchor ci diggante responsable politique bi di jiite Pastef di Ousmane Sonko ak Doudou Ka nekk responsable Benno Bokk Yaakaar bu APR nga gis ni am na fa ay blessé yu bare bari ca Ziguinchor moom la ñu fas yéene càmbar léegi-léegi ci kanam waaye balaa loolu damay jox ñi nga xam ni ñoom laa àndal ci émission bi sama ñaari jigéen ma commencé ci sama ndeyjoor di nuyu soxna Sarata Aydara ñu ngi lay ziar di amati mbégte di ànd ak yow ci Petit Matin ci émission bu mag boobu kon Sarata kàddu gaa ngi noonu. jërëjëf Moustapha doyen Moustapha ñoo ngi lay ziar bu baax a baax di ziar suñu naataango bi di Anta Wade ñoo ngi ziar itam le PDG de la TMS TV Alaaji Thierno Moule Sow di ziar ñi nga xamante ni mooy bokk followers yi nga xamante ni ñoo ñuy tàmmoo duñu seetaan sur la TMS TV ñu pause daal bàyyi ci kanam incha allah ñu danga débattre li nga xamante ni thème bu am solo la ci wàllum politique donc mu nekk li nga xamante ni c'est scandaleux. soxna Anta ñi ngi lay ziar di am mbégte toujours di ànd ak yow ci la TMS TV ak émission bu mag bi di Petit Matin. Moustapha maa ngi lay nuyu di la ziar di nuyu sama naataango Sarata Aydara di nuyu ñi nga xamante ni ñoo ngi ñuy seetaan ci la TMS TV di jiital nuyoo bi nag le xalif général Thierno Moule Sow di kontaan ci thème bu am solo bi nga xamante ni jamono bi ñëpp la laal ñëpp a koy xalaat muy politique bu salte bi nga xamante ni am na ci askan bu Sénégal. jërëjëf soxna Anta rawatina ci période contexte bi ñu nekk nii nga xam ni dañu nekk ci année électorale parce que xam ngeen ni élection locale yi ñaari weer moo ci des donc commencé na di jax-jaxi ci réewum Sénégal alors ci Anta laay commencé soxna Anta dañu gis ci semaine bi coow li bari ci milieu politique bi rawatina ca côté Ziguinchor gis nañ kii di Ousmane Sonko di leaderu Pastef ak Doudou Ka nekk leader ci parti APR ci Benno Bokk Yaakaar mu am ay xeex yu méttee métti violence yu méttee métti ba am ci ñu baree bari ñu ci gaañu alors est-ce que politique violence la est-ce que politique saagante la est-ce que politique xeex la war a doon. politique du xeex du saaga du violence parce que je me dis toujours que ñoom ay adversaire lañu mais duñu ay ennemi te nit bu nekkee sa adversaire te du sa ennemi je pense que war ngeen demante ci xel te Sénégal ku ko xam-xam ne baaxoowuñu politique bu salte mbaax mooy suñu aada mbaax mooy suñu cosaan mbaax googee nga xamante ni depuis année 60 ba léegi nii politique bi am rek at bi nga xamante ni élection locale yi yaa ngi gis côté bu nekk nit lim fay yàkkante nga dem 13e législature bi gis fa ay cas yu jéggi doy wa loolu du politique parce que Sénégal baaxeewuñu loolu ku xam politique Sénégal xam dëkku jàmm du dëkku fitna te tamit politique bi waxuñu ko jël rek daal di koy salteel ku ci nekk sa côté bi nga nekk yaa ngi xool naka ngay defee pour faagaagal sa moroom yaa ngi xool naka ngay defee ci biir violence acte terrorisme yi nga xamante ni moom moo fi am du loolu mooy politique mooy ku nekk am sa xalaat bu sell nga dal koy def pour jëmale askan bi kanam ku nekk xool naka ngay def ba Sénégal tey ji mu jugee ci côté bi mu nekk parce que ñun pays pauvreté bi daf fi bëri xale yi am ndaw yi liggéeyuñu de ce
fait ñu indi ay xam-xam bu sell ak ay stratégie yu nga xamante ni dinañ bokk ëllëg ci réew yi nga xamante ne ni moo gën loolu mooy suñu cosaan te loolu la ñu war a xool mais pas ñuy salteel ak di xajamal wala di yàq Moustapha. Sarata même question bi moom laa lay poser. Est-ce que politique ay saagante la ay tojante ay bopp la ay rayante la ay jamante la. non Moustapha damay daal di tàmbali religieusement bu ñu xoolee politique lan moo ko waral. En fait bu ñu demee ci yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam yonent bi dafa doon def politique. moo politique bi nga xamante ni saltewul. politique bi nga xamante ni. mais pas comme politique yi quoi. politique yi ñuy gis politique de développement. politique de développement moom dafay mener politique mais pour développement réewam. mais pour aussi yee askan wi ak gën a yokk koom-koom ci biir réew mi. donc pas politique pour rey ay nit wala saaga ay nit wala dóor ay nit wala di gaañ ay nit wala di xokkatal ay nit wala di leen tuumal donc bu ñu xoolee donc ci maanaam suñu anciens yi maanaam suñu njiit yi ñu fi romboon ñoom Senghor gis nañ ni entre Senghor ak ki nga xamante ni mooy Mamadou Dia il a tué politiquement maanaam daf ko daal di galgalal ba fexe dugal ko ci prison tëj ko fukki at ak ñaar yóbbu ko Kédougou donc ci ak yeneen yi nga xamante ni politiciens yi ñu ngi saltel li nga xamante ni maanaam ternir politique le mot politique alors que ni defuñu politique dañuy def politique pour seen mbirum bopp seen intérêt bopp mais c'est pas pour l'intérêt général wala l'intérêt du peuple donc foog naa booy politique da ngay politique pour l'intérêt de ton peuple parce que bu ñu demee ba élire la ba ñëpp jël seeni carte voté la parce que dañu am confiance bu mat sëkk ci yow donc yow boo demee ba ñu am ci yow confiance ñu élire la foog naa war nga liggéey boobu nag mooy sa xeex mooy sa arme mooy sa guerre mooy sa dóor mooy sa saaga parce que foog naa nit booy politique da ngay galgalal nit ki stratégiquement wala avec méthodique maanaam ci li ngay liggéey politiquement nga liggéey ko pour askan wi mën nga xëcc askan wi te dóoroo saagoo fayoo mais stratégiquement maanaam da ngay yokk koom-koom réew mi indi nit ñi ci yow ci côté social parce que gis nañ fii ni ñu bëree ñu ngi nekk ci ay maanaam ñoo ngi sonn ci réew mi mais boo jëlee ñoo par exemple yow bëgg nga xeex Ousmane Sonko mais jëlal comme par exemple nga dem ci benn dëkk nga jàppale ñooñu socialement mais boo defee loolu nit ñi dinañ ñëw ci yow sans xeex sans xulo mais ça vaut pas la peine ñuy dem nit ki di dem ci campagne am di def ay kiyam campagne am yow nga nekk foofu noonu di ko wut ba am ko ba di gaañ foofu ay nit ça vaut pas la peine donc politique c'est pas maanaam du ay xeex du ay pas de la violence du ay dóor du ay saaga c'est l'art de gérer la cité voilà merci beaucoup ok c'est ça en fait waaw am na solo parce que bu ma jëlee tey exemple ku mel ni tey Thierno Moule Sow nga xam ni moom léppam yàlla la ak yonent bi donc fi yonent bi tegoon yoon bi mu jëloon moom la tey sëriñ bi jël parce que bu ñu waxee politique comme ni ko yonent bi doon defee defe naa ni noonu la ko sëriñ Thierno Moule Sow di defee bu doon parce que tey ku mën a jël lu mot 100 millions dugal ko ci weeru koor social ci ay ceeb ak diwlin ak suukar ak yeneen kon defe naa ni li ñuy wax ci tubaab la politique c'est l'art de gérer la cité kon ku mel ni tey Thierno Moule Sow mi ngi au service des populations mi ngi dimbale askan bi kon sëriñ bi mi ngi def politique de développement te loolu mu ngi def keroog suñu borom moo koy tabaxal palais or ca àjjana donc loolu defe naa ni sëriñ Thierno Moule Sow li muy def mi ngi ci jàngal non seulement politiciens yi mais mi ngi ci jàngal àdduna yëpp que ni politique du tojante bopp du saagante politique ay argument la mais politique ay jëf la surtout wax nga sànq lu am solo mooy côté social alors Anta est-ce que nekkul ni politiciens yi li leen intéressé rek mooy gérer seen intérêt kese
d'après li ñu gis nii ku ci nekk sa gafaka ngay xool noo ko remplir parce que tu peux pas nga ne yow société nga fi toogal wala nga ne peuple bi nga fi toogal te yow à chaque fois peuple bi ñu ngi misère yow da ngay dem ci dëkk yoo xamante nii ñoom mënuñu assurer les 3 repas añ reer ndekki ñooñu nga xamante ni mënuñu ko assurer yow sa ci côté boobu yow yaa ngi am li nga xamante ni ëpp na la doole sa compte yaa ngi xool naka ngay jëlee ay marché dóor ci am ci xaalis pour yow kase ñi nga ak ñi la jege ak ñi nga xamante ne ñuy say mbokk lañ ñi nga xamante ne nii amuñu mbokk bu jàng ñi nga xamante ne nii amuñu ay mbokk yu réussir tey ñu ngi sonn tey ñu ngi souffrir am na ñoo xamante ne ni saabu bu ñu sangoo amuñu ko tu vois des gens yoo xamante ne nii dañuy xëy toute une journée ñu ngi wër naka la ñuy def pourtant bu doon yàlla dañ ne yàlla rek bay sa tool ñoom tëdduñu ñu ngi xool mais dañuy xëy suba ba ngoon 500 francs duñ ko mën a am ñoom elle souffre wala il souffre te ñooñu politiciens yooyu xalaatuñu leen politiciens yi ñoom ñu ngi xool nu ñuy dajalee benn nit dajalee nit ñi jox leen ku ne 1000 francs jënd leen biñ leen jëndee jox leen quelque kii jënd leen biñ leen jëndee ñu daal di leen ni votel après bu ñu paree ba fàtte na ci yéen te nit nag kenn du ko sarax Moustapha donc koy dimbali te dimbali nit weesuwul nga daal di koy defal loo xamante ni dootul taxaw di ñaan nga taxaw daal di indi ay entreprise jeunes yi gis nga développement boo bëggee nit ñi maanaam nga jàngal ma ni ñuy nappee c'est ça nga xam nga mënoo ne da ngay yow sa bopp nga fi nekkal maanaam da ngay ñëw jox nit ki benn 20 000 francs pour benn 2 semaines mu jeex yaa ngi dégg bu dee nag da nga fi bëgg a nekkal askan bi da ngay taxawal askan bi da nga fiy def lu nga xamante ne askan bi dañ ciy gis seen bopp kër goo nekk am na ay nit ñoo xamante ne bu ñu dul ay chômeur it ay magum jëmb lañ am na loo leen mën a insérer ba ëllëg duñu taxaw di ñaan noonu nag la war a politiciens yi war a mën a defee ñu bàyyi marché yi ñuy jël di bàyyi alalu réew bi ñuy jël di ko def seen bopp di jël nit ñi mel ne benn cox la jàppee leen ay ni ñu koy waxee sax ay cuuj bu ñu ñëwee rek këpp leen cox daal di dem bàyyi c'est tamit lu yoon c'est pas normal. alors c'est pas normal Sarata wax nga lu am solo sànq indi nga histoire Senghor Mamadou Dia ñu nekkoon ay xarit benn bakkan politique boole na leen ba pour des questions d'intérêt Senghor jël na Mamadou Dia yóbbu ko Kédougou mu tëdd fa fukki at ak ñaar ba Mamadou Dia ay bëtam xaw na yàqu alors Sarata mu mel ni mbir mi du léegi mbir mi ça date de longtemps dafa yàgg alors gis nañ ci événement yi passé entre Ousmane Sonko ak Adji Sarr presque am nañ lu mot 14 mois muy fukki nit ak ñeent suñu remonté ci histoire 2012 bi Macky Sall di jël nguur gi gis nga fi l'affaire de Balla Gaye ak ñeneen gis nañ fi presque lu mot une dizaine de personnes dee nañ ci 3e mandat bi nga xam ni Ablaye Wade mi ngi ko doon laajte finalement population bu mujj ko sanctionné mu mel ni mbir mi dafa yàgg ba nga xam ni est-ce que tey Sarata jotul population bi def li ñuy wax la prise de conscience c'est-à-dire ñuy xalaat di ràññee li ñu war a def ak lu ñu warut a def mu mel ni rek dañuy ñëw bu campagne jotee ñu ñëw xëpp leen xaalis rek ñu fàtte loole ba tax dañ leen di falaat est-ce que population bi waruñ di bàyyi xel yu mel noonu am fi jaar fi ba yooyu day tax bu ñëwee yu mel ni bu ñëwee ñu sanctionné leen indi ñeneen yu bees parce que comme ñoom xeexe xuloo ak saaga ak lekk xaalisu askan bi est-ce que prise de conscience boobu population bi jotul tey ñu gën a maanaam bàyyiwaat xel ci yu mel noonu. waaw Moustapha c'est tout à fait normal que ni population bi ñu mën a bàyyi xel maanaam comme ni ko waxee prise de conscience boobu parce que nit ki mënuñu laa nax tout le temps surtout politiquement ci li nga xamante ni c'est l'intérêt général déjà dañuy indi ay aide tout le temps ay aide sociale di ko jëlee ci bitim réew di ko indi suñu réew donc aide sociale boobu noonu foog naa ni loolu rek mun na dundal askan wi ay bourses yu ñuy joxe ak yeneen fonds yi nga xamante ni fonds social yi nga xamante ni dañ koy joxe fii ci Sénégal nga xamante ni askan wi ñëpp mun nañ ci gis seen bopp ay ONG yaa ngi fii ak yeneen kuréel yi nga xamante ni ñu ngi fii mun nañ leen financer mun nañ leen jàppale wan leen yoon bi donc état du Sénégal dafa war a jàppale askan wi même bu dee askan wi tamit xamuñu lu ñu bëgg parce que ñoom seen intérêt liñ fi nekk déjà ci loolu nag nu mu tudd état du Sénégal moo war a conscient que ni nit ñi daf leen war a jàppale parce que dañ ko fal pour que ni mu jàppale askan wi pour mu nekk la voix des sans voix donc
noonu laa ko mën a tuddee parce que tey moom bu taxawee bu nee waaw noonu lay demee bu nee déet noonu tamit lay demee donc moom moo war a mën a xettali askan wi jàppale leen ci côté boobu noonu donc askan wi tamit li ma leen mën a wax mooy que ni ñoom tamit dañoo war a am benn prise de conscience maanaam lañ ràññee xam tamit te ku la proposé li nga xamante ni yow xam nga ni lii dina la sanctionné dina la pénaliser donc foog naa ni yow war nga mën a bañ loolu noonu parce que tey bu ñu gisee maanaam politiciens yi élection bu jotee ñu jox la 1000 francs wala ay saaku ceeb ay diwleen ñu lay neexal nga votel leen donc loolu foog naa ni ça doit sécher ça doit s'arrêter dès maintenant donc askan wi maanaam war na arrêter daal war nañ ko arrêter loolu dañ ko war a arrêter foog naa ni am na ñenn ñi ci jeunes yi foog naa ils sont conscients maintenant parce que jeunes yu bëri léegi doo leen jëndee ci ay 1000 francs ay saaku ceeb da ngay liggéey bi nga xamante liggéey bu normal la bu concret la ñu topp la ci kaw loolu noonu même bu dee tamit buñ fi folwee président Macky Sall indi fi Ousmane Sonko tamit lu ñu mën a wax mooy que ni mu liggéeyal réew mi parce que ñun tamit daf ñu soxal ñu ñuy jàppale socialement économiquement ci loolu le président jiitu réew wala doxinee donc foog naa lii c'est à revoir en tout cas. jërëjëf c'est à revoir am na solo ba léegi yéen a ñu suivre ci télé bu mag bi nga xam ni moo feeñal lépp lu nëbbu di la TMS TV ak seen émission Petit Matin tey nag ñu indi violence en milieu politique l'affaire Ousmane Sonko Doudou Ka ci semaine bi defe naa ni moo lëmbee réew mi grand place boo dem ñu ngi koy waxtaanee ma di ci ànd ak sama ñaari naataango di Sarata Aydara ak Anta alors dégg nga li Sarata wax am na ñuy wax que ni sax ku mel ni Doudou Ka dafa indi benn stratégie parce que période bi semaine bi nee nañ que ni Macky Sall ci la war a génne liste ñi nga xam ni ñoo koy nekkal ci goxaat yi alors boo xoolee fu mel ni tey Ziguinchor Ablaye Baldé ci coalition Macky Sall la bokk Benoît Samb ak ñeneen ñi ngi foofu ñu ne Doudou Ka dafa stratégie la def pour jéem a démarquer woon ni Macky Sall man maa fi nekk donc man nga war a choisir pour candidat mais est-ce que bëgg falu war na tax nga utiliser stratégie boo xam ni da ngay tuur bakkan wala dañuy toj ay boppu doomu aadama loolu rek dafay firndeel Moustapha que ñoom nekkaluñu fi askan bi seen bopp lañ fa nekkal parce que je me dis que ni yow ci coalition nga nekk Benno Bokk Yaakaar wala APR nga nekk fi nga nekk yëpp ñi nga xamante ni ay politiciens lañ ñoo xamante ni yéen a sax bokk fi ngeen nekk yéen a ngi siisante kon kuy keneen koo xamante ni sa adversaire la aussi moom tamit xaw ma nooy def ak moom je pense que nit bu ku nekk ak période fi nga nekk je pense que ni Macky Sall sax bu dee dafa war a xool ku mu war a choisir yow àndal ak moom képp ku mu ñëw nga ànd bu dee liggéey rek moo la tax a jóg bu dee askan bi rek moo la tax a jóg képp ku mu choisir da ngay ànd ak moom nga liggéeyal ak moom pour sa Sénégal jëm kanam mais bu fekkee ni yow sa bopp nga fa nekkal yaa ngi siis ñi nga xamante ni yéen a bokk benn parti ñi nga xamante ne ni soi-disant que yéen a bokk benn bëgg-bëgg ki nga xamante ne ni ki nga bokkal xajoowoo ak moom keneen ki nga xamante ne bokkoo ak moom parti tamit ndaw raw donc je pense que ni ñoom li tax ñuy def loolu yëpp dafay firndeel que ni ñoom seen bopp lañ fi nekkal ndax bëgg place kese bëgg ku la xool bëgg ku ne yow la tax ngay buum ay nit Moustapha tax ngay def loo nga xamante ne nii ëllëg ñoom la koy xaybee jaru ko parce que bu fekkee dangaa ñëw ne yow kan nga fi nekkal peuple Sénégal nga fi nekkal wala Ziguinchor ba nga dëkk sa réew nga fa nekkal keneen kuñ fi mën a teg ku ñuy liggéey da koy jàppale pour mu réussir am ndam ci li muy wut pour mu réussir am ndam ci li muy wut defe naa ne loolu am na solo ñi ngi may signaler que ni sax li ma dese ci ay minutes bëreetul xanaa ñu aborder rek ponk bu mucc bi très rapidement ci ñaari simili alors dégg nañ que ni am na ay gros bras ñoo xam ni maanaam dañoo am kattan dañ leen recruter Dakar yóbbu leen ba Ziguinchor di leen xeexloo loolu nag du lu bees ci Sénégal gis nañ période campagne élection bu jotee politiciens yi dañu génne xaalis su bëree bëri di recruter ay jeunes yu am doole ñu nekk seen ay garde rapproché mais di leen jox ay jaasi ak ay fetal ñu leen di xeexloo ma jox la ci exemple ku mel ni Ndiaga Diouf nga xam ni mbër la woon ñu doon attaqué lu mel ni mairie Mermoz Barthélémy Dias ba Ndiaga Diouf ñàkk ci bakkanam message bi nga xam ni yéen ñaar ñëpp ma door a ko ci Sarata bi ngeen war a lancer tey population bi ak parents yi ak jeunes yi ñu bañ a dugg ci yu mel noonu fay la xaalis utiliser la ba sa bakkan rot ci mais alerte bu muy njëkk a def muy ci parents yi ñoom itam nañ jël seen responsabilité
parce que bul seetaan sa doom muy dugg maanaam di topp politiciens yi nga xamante ni seen doom yi lay làqu ci biir kër gi jël doomu jàmbur yi di leen mettre dans le danger di leen utiliser donc ci ay 20 000 ki 10 000 ki 30 000 merci beaucoup donc askan wi jeunesse bi ñoo war a yeewu xam ne ni xeex dóorante reyante fajul leen nañ xool ki nga xamante ni xam nañ ni kii persuadé nañ que ni intérêt général moo ko soxal donc askan wi moo ko soxal ñu daal di fal kooku doon kooku mu mën a jiite réew mi waaye buñ ko fal parce que intérêt seen bëgg-bëgg wala 10 000 francs wala ñaar dërëm bu mu leen jox wala 1000 francs bu mu leen di jox donc askan wi moo war a yeewu prendre conscience que ni politiciens yi seen intérêt dong moo leen fi bàyyi seen intérêt képp moo leen fi bàyyi ndax askan wi di sàcc ba am li ñu bëgg ba falu waaw s'enrichir loolu mooy enrichissement illicite donc politiciens yi dañuy enrichir seen bopp illicitement di sàcc di lubat koom-koom alalu réew mi donc di ba am ci ndam donc ñun mi nga xamante ni ñun ñooy maanaam jeunesse gi ñun ñooy payer les pots cassés donc foog naa ni ñun tamit war nañ xoolaat loolu xeex loolu ñu ne politiciens yi que ça s'arrête que ça cherche que ni nax bu ñuy nax loolu mu daj tey donc nag loolu war nañ ci jël matuwaay bu baax a baax donc loolu laa moom Moustapha li may alerté donc mooy parents yi ak ñi nga xamante ne jërëjëf Sarata Anta alors defe naa ni dégg nga laaj bi mooy ñi ñuy utiliser di leen jox ay 10 000 ki 20 000 ba ñuy dem ba seen bakkan di rot ci combat yu mel noonu est-ce que loolu politique jar na ko est-ce que tey population bi parents yi waruñu wax ak seen i doom pour que période bi ñu nekk sax période année électorale ñu gën a bàyyi xel ci yu mel noonu. parents yi dañu war a wax ak seen i jaboot daal di leen di xamal ne jamono nag dafa am borom Moustapha te ndaw moo ko moom ndax mag bu ci am lu ko métti dafay naan gu dafay yëy guraab rek daal di tëdd parce que li ñu koy waxee bëyam yu jeex na c'est-à-dire que ni li mu waroon a dund ci àddunaam yëpp def na ko bëyam woy na mbuus mais nag jamono nag ndaw ko moom te ndaw bu melul na mu war a mel kon àdduna musiba day tukki te à chaque jeunesse sa responsabilité Moustapha soit il l'assume ou il le fuit et demain l'avenir jugera donc ki nga xamante ne ni moom ëllëg ki nga xamante ne ni moom moo war a taxawal àdduna ki nga xamante ne ni ndaw la il est conscient que ni moom moo am avenir u réewam moom moo ko war a defal bu demee bañ koy fay 20 000 wala 25 000 pour mu mën a dem musiba la catastrophe la parce que mënoo comprendre ki nga xamante ne moo war a doxal ñu koy fay ay 25 000 te du utiliser conscience te mooy avenir réew mooy avenir réewam te ki conscience da nga ko war a utiliser parce que ça te conseille avant l'acte et te juge après l'acte donc na jeunesse bu nekk utiliser conscience am xam ne réew mi moo ko moom ñu gis ki nga xamante ni doy na leen ñu voté ak moom buñ ko voté bee bu ñu demee ba gis ne doy leen ñu xool seen carte mooy seen arme moom la ñu war a xeexee mën a taxawal réew te bu ko kenn jënd bu ko kenn indi yu ñàkk fayda Moustapha. jërëjëf soxna Anta Sarata waxtaan bi neex na alors li duuf yëpp xajul ci nag bi xam naa ni daañ jël si waat ci thème bi daañ ko yeggali ci yeneen émission Sarata rek ci 5 secondes ma bàyyi la nga tàggoo. waaw Moustapha maa ngi tàggatoo ci li nga xamante ni maanaam ñu ngi félicité waa régie ñoom Youssouf ak Bamba ak ñu ngi félicité aussi suñu naataango gi di Diadji donc maa ngi jaajëfal ñëpp mbokk téléspectateurs yi ñoom mi nga xamante ne ñoo ñu seetaan toujours sur la TMS TV di leen jox dig daje ci yeneen i jotaay ci seen émission Petit Matin. Anta ci 2 secondes. kontaan lañ def ak mbégte ci jàmmaarloo ak weccoo xalaat bi nga xamante ne am nañ ko ak yéen waaye nag kenn demul ñu des ñi nga xamante ni ñooy waa Régie ci liggéey bu am solo bi ñuy def ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo ngi ñuy seetaan kontaan nañ ñëw te développé li nga xamante ni mooy politique ak salté bi di ñaan yàlla nag mu jeex fi ndax kat Sénégal jàmm rek mu fexe. jërëjëf Anta ban damay profité ci occasion bi vraiment di gën a ñaanalaat le khalife général di Alaaji Thierno Moule Sow fan yi dem nañ di joloon bañ fa demee nee nañ ñu lu mot juróom fukki at lu mot 50 ans benn presse musu faa ñëw donc sëriñ bi ci xalaatam bu rafet ci xalaatam bu am solo mu jël équipe de télévision mettre leen dans de très bonnes conditions ci xaalis ak oto lépp yónni ñu dem ba ngi juloon somoon kon defe naa ni sëriñ boobu exemple la sëriñ boobu sëriñ bu mat a bàyyi xel la ci réewam ak àdduna
donc di jaajëfal aussi ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci réalisation bi sëñ Khadim Youssou borom gi junoon somon ak jaaji amoon nañ vraiment mbégte sur la TMS TV di télé bi nga xam ne moo feeñee lépp lu nëbbu di leen jox dig daje ci yeneen ay waxtaan jërë ngeen jëf